Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf delta bi bëgg a daj dëkk bi Le Quotidien xëy na dikk ak ñun ci li ci mën a maye jàmm ordonnance des spécialistes la ko tuddee ubbil yéenekaay bi ñaari kàngam di professeur Ibrahima Seck ak professeur Souleymane Mboup ñooy wax ci journal bi yoon ak matuwaay yi ñu jàpp ne bu ñu ci jàppee jàppoo ko danañu mën a freiner pandémie bi dakkal wopp ji ak ni muy lawee ci réew mi professeur Ibrahima Seck ne li mu gis bokk na ci ay joyande yu ñu war a def ci yenn ci service chirurgical yi boole ci ki taxaw bu baax ci restriction yi di ca dem ndànk-ndànk nee ne li mu dégg ñenn ñi di ko wax naan président Macky Sall moo sooke troisième vague bi ci réew mi loolee waxi caaxaan la professeur Souleymane Mboup président bu IRSF jël kàddu gi ci Le Quotidien di ñu tojal variant delta bi charge virale bi mutation yi ba ci bu la dalee ñaata temps lay def ci yow ngir soog a feeñ lu ci nekk professeur Mboup leeral la nañu ko mi ngi ñuy xamal ne delta bi li ko wutale ak yeneen variant yi fi jot a jaar moo di moom temps d'incubation ñeenti fan la beneenub kàngam bu joxee pexe yu mu gis ne mën nañoo dimbali ba ñu néewal doole virus bi ci lu gaaw moo di professeur Daouda Ndiaye yëral xët mu njëkk Vox Populi professeur Daouda Ndiaye nee na bu ñu góorgóorloo ci geste barrière yi ku yëg dara ci sa yaram teel a dem kër docteur boole ko ki dem ñàkku ji bu ñu ci saxoo ko léegi tey virus bi tumuranke ci réew mi mu ne vaccination yi lu am solo la ndax wane na ci àdduna bi yëpp ne lu efficace la ci wopp ji te ba fi mu nekk nii gisaguñu benn ngànte bu mu indil doomu aadama bi professeur Daouda Ndiaye doole ci ne ba fi ñuy waxee gisaguñu benn risque bu vaccin yi am ci jigéen ñu wérul ñi li wér te wóor Sud Quotidien nee nañu moo di variant delta bi ak ni mu mel ci réew mi boole wex ak naqare deret tax na professeur Ndiaye di Daouda ak professeur Mboup di Souleymane ñoo ngi yëglu kàddu professeur Daouda Ndiaye ci xët mu njëkk Sud Quotidien muy wax ne bu ñu jëmbatul yitte ju mat sëkk ci variant delta bi xeex ko mu jóge fi dinañu gisaat yeneen ni variant yu ko gën a wowle ci jamono jooju Source A mi ngi ñuy wax ne variant delta bi ak troisième vague bi ci coronavirus bi mi ngi wéy di def ay dégâts ci réew mi ne am nañu démb ñaar fukki décès yu manqué benn ak 63 cas garaaw journal bi joxe ci ab xayma mu di bi coronavirus bi duggee ci réew mi ak léegi junni doomi aadama ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom faatu nañu ci juróom ñaari doomi aadama ñoo faatu démb ci accident xibaar baa ngi ci xët mu njëkk L'Observateur ci autoroute Ila Touba gi fa la accident ba amee ñi ca faatu ñëpp ca Thiès lañu dëkkoon am na ci ñoom ñeent ñoo xam ne ñoo bokk benn famille bi li jur accident bi yéenekaay bi nañu moo di wata ba ñu duggoon moo mbëkk benn camion bu gaare woon ci yoon wi bi jëyee ji amee juróom-ñaari fi saasi la ñu ñàkk seen bakkan amoon kenn ku ci jëlee ay gaañu-gaañu koo xam ne bi ñu ko évacué ci hôpital régional bu Diourbel fa la mujj faatu moom it journal Tribune xëye moom it woowi litis bind ne accident bu mitti la ma nga amee ca fay tolloog booy dugg Bambey ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ngi tolloon ci fukket ak juróom-ñaar maanaam 17 ans jàpp ñaar fukket ak ñett di 23 ans Touba la ñu doon dem ngir teewe ji bésub xasida ba sang bu tedd bi joxe woon digal ñu jàng ay xasida ci réew mi yëpp di Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides journal Les Échos nee nañu ñaan na ngir feebar bi jóge ci réew mi bëgg yàlla ak topp yàlla saxit ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba loolee la santaane moom Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides la Sénégal nañu boole ceekit sàkku ci ñëpp ñu dellu ci yàlla sunu borom Soleil national bind ne Touba mobilisé na ngir xeex virus bi mbooloo mu takku te ànd ak Pastef la ñu gis démb ci njàngum xasida mi boole kook ci respecté mesure barrières yi ni mu ware ci lañ doon amalee njàngum xasida mi journal bi nañu Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides mi ko santaane woon moo ko tëj ñaan na jàmm ci réew mi ñaan yàlla jëlal ñu fi mbas mi ñaan net yàlla sunu borom defal ñu nawet bu nangu ñu nangoo ci L'Observateur xibaar boobu ku ko dégg jàpp sa gémmiñ waa police ñoo jàpp ca Parcelles Assainies benn l'homme d'affaires bu doon trafiqué ay visa journal bi nañu bi ko police di jàpp fekk nañu ca këram téeméeri passeport ak ñeent fukk ak juróom-ñett ak xaalis bu bari. NCA assurance santé famille weer-weerlee seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed ñu ngi leen di gërëm yéen it mbokk yi àndoon ak ñun ci xibaaru suba seeg RFM bokkoon na ci ne ay xibaar delloo sik ku tedd ki Serigne Abdourahima Seck xalifa ba woon bu Thiénaba ci Sénégal tey jii lañu ko fas yéene jébbal sunu borom mu des rek ndigal la ko yëgoo ci bërëb ba nu ko war a denc coti wala ca Thiénaba wàllu xibaar bokk na ca ñu yëglu di ñi nga xamante ñu daal liggéey ci Transplace fanweeri at a ngile ñooy wéy di toppee seen kilifa ga woon ba tey jii di ancien employeur ay ndàmpaay juróom-ñaari téeméeri millions ñu nekk fanweer yoo xamante dañ leen ko warloo ak ñoom di ay indemnité ginnaaw bi ñu liquidé mirage entreprise ba ci atum 1989 wér-gu-yaram geeg coronavirus ak njaaxlem ñi nga xamante ni ñooy kilifay kër docteur ci wàllu variant beeg coxoraay ci wàllu wàlla geeg gaawaay loolu àndoon nañ ci professeur Souleymane Mboup mi jiite IRSF mu doon expliquer que leeral li waral wàlle gu gaaw geeg soxoraayu virus bi ci wàllu ko dangar bu nu ko méngaleeg yëfi woon ba fii moom delta ak i musibaam docteur Babacar Diop njiital mouvement FDS Guelwaar parti politique la ko bëgg a def léegi amagu ci ndigal nag bu ministère intérieur ndax ñoom dañoo bëgg mu dindi lii di baat bi di Guelwaar ndax dafay yóbboo ci mbiri waasoog yeneen moom nag bu ne déet na ci jox ko Cour suprême mu ne ak mboolem association droits de l'homme yi ngir mun a am
sañ-sañ ak àq ci wàllu làqoo altine ji ñu génn ci Maroc xalifa bu tedd bu Thiénaba Serigne Abdourahim Seck xalifa ba woon dana ko fas yéene jébbal tey ji ci alxames ji sunu borom subhaanahu wa taala waaye tey ji kon ñuy xaar rek ak taaxir lu njaboot gi ci ndax ak méngoo gis-gis dina am ci bërëb ba nu ko war a denc ndax am nañu seen yéene mooy coti dëkk bu ñaari kilomètre diggam ak Thiénaba ku tedd ki daan fa amal daara ak jàngale alxuraanul karim am ñeneen ñu ci taalibe bu nu sañoon ak njaboot gi ñu denc ko Thiénaba loolu lépp incha allah bu ci yógoo amee dinañ ci ànd ak yéen ak Cheikh Anta Diop ci diwaanu Thiès. Touba Mbacke moom xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacke ginnaaw bi mu wootee njàngum xasida yi ci wàllug anam yu sell jëm ci ñaan suñu borom subhaanahu wa taala lépp luy xat-xat ci àddina mu dindi ko rawatina coronavirus gi waaye nawet beeg lii di kon yeexaayu taw yenn yi moom ku tedd ki ginnaaw woote gi ni ñu ko waxee sant na bu baax suñu borom ñëwaat ci li waraloon woote gi ngir rek ki nga xamante ni mooy kenn ki sàkk ñu sañ lu ne bu nu jaaxlee ñu wutal ci moom di suñu borom subhaanahu wa taala déglu ko tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. jaam moom sañ naa ñaan borom waaye lépp dañ ko delloo ci sëñ bi jàpp na ku yàlla bind sëñ bi la moo dàq ñaan boromam waaye ñaan nga nag jublu ci am ak ñàkk dafa ci jublu rek màggal boromam loolu nag ko ne nu lii doy di sañ noo delloo suñu bopp ci moom kon bu ne ñaan itam ñaan ci barkeem suñu borom adduna am na tolluwaay fi mu ne kon dañuy ñaan suñu borom barkeb sëriñ bi suñu borom jële fi mbas mi gannaaw loolu nawet bi cate na ñu ñaan suñu borom mu wallu na ak ndoxum jàmm nawet bu barkeel juddu ca loolu mooy ñaan bi nan góorgóorlu bu baax nag jógaat xam ne dañ doon yeesal suñu jaayante xam ne itam dañ doon feddali suñuy laxasaay fas yéene sax dàkk ci li ñu fi indi mu jaamu yàlla ak liggéeyal Serigne Touba kon jërë ngeen jëf sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ak njàngkat yi dong laa bëggoon ñu am positif nu fas ci li ñu bëgg ñun ñëpp ñu liggéey bi waaye mel na ne kenn bàyyiwu ko sa morom bàyyiwuñ ko jàngkat yi kenn bàyyiwu ko sa morom kon nag loolu alhamdulilah rabbil Serigne bi mooy ki ñu doy suñu diggante ak moom ak suñu borom waaw suñu xel dal na ci moom bu baax digg ma boromam kon moo nu doy suñu diggante ak suñu borom sañ na naan nag ci barkeem borom ki nga xam ne moom lépp moo sañ lépp moo xam lépp moo mën lépp sañ nañ koo ñaan barke bi sëriñ bi nag yàlla na yàlla nangu lépp fayal ñu ko it moom ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké woote boobee démb jëm ci bëccëgu xasida gi nag xam ngeen ni ci mbooleem gox yi Sénégal taalibe yi ba ci diaspora bi ña nga ca woon Tambacounda naka noonu ko fa toogal xalif général des Mourides moom bokk na ci li nga xamante ni moom la joxoñ mooy ñàkk teggin akugu yar gi ci arène politique bi faree foofee Tambacounda Moussa Oumar Gueye. bis bi ñu jagleel xasaayid Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul bi ñu doon màggal ci quartier abattoir rawatina ci kër Serigne Touba bi nekk foofule tax na ki nga xam ni moom mooy Serigne Mame Balla Mbacké nekk imam grande mosquée Mouride nekk fii ci Tambacounda ñaax ñi nga xam ni ñoom ñooy waxambaane yi ñuy yëngu ci wàllum politique nañu nag làmboo lépp lu jëm ci wàllum yar teggin wattandiku lépp loo xam ni dafay ñàkk ormal ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum politique. waxal ko lu rafet ñoom dama leen koy wax dama ne leen ki leen di xeexal dafa rëdd leen kii wax seenu liggéey ak seen yéene moo leen di dimbale waaye kii xeex ak saaga difut dara xeex ak saaga difut dara mënut dara kon taalibe yi nga xam ne nag seen kàddu dafa nekk ci noonu jaar sëñ Mor Dieng jox ma ndigal ñoom laa sañ a waxal ne leen bu ñu xuloo bu ñu xeex bu ñu werante bu ñu saagante ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi suñ àggee ci woote kenn ku ne seetal kala doy ka nga yaakaar ne bu ñoree Tamba jëm ca kanam ñu nga faral ko keneen farak keneen waaye naa farak ki dem keneen farak keneen ñun amul fenn. ci bis bi nga xam ne ñu ngi ciy màggal lépp lu jëm ci wàllu xasida Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul daal dinañu itam ñaan ngir nag lépp loo xam ne dafa aju ci wàllub jàmm ak wér-gi-yaramu askan wi ak lépp loo xam ne dafa aju ci nawet bu koom ak nawet bu barkeel nekk li nga xam ne dafay sotteeku ci Sénégal wërngal këpp waaye itam ba tey kii di Serigne Mame Balla Mbacké daal dina ñaax mbokk jullit yi nañu gën di jàpp ci lépp loo xam ne dafa bokk ci li nga xam ni mooy li ñuy tabax jumaay murit bi nekk ci quartier Médina Koura ndaxte nag gis nañ ni jumaa ji daanaka dem na ba mi ngi waaj yegg ci cappaandaw li ci wàllum niñ koy tabaxee waaye itam ba tey ci wet gi am na ay logement ak ay bërëb yoo xam ne war nañ ko fa yokk Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa jërëjëf RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. coow ak réero ñeel wàllu suuf ca mbaan ca Richard Toll askan wa fare foofee ñoo joxoñ conseil municipal bi ne daa daggal junni ak juróom-benni téeméeri hectare kilifa gu yëngu ci wàllu ko mbiri affaire ca loolee du lu jaadu ci ñoom moo waral seen ak yëglu dana ciy déglu seen kàddu woowee askanu mbaan si daati sow ak Mamadou Diagne.
conseil municipal bu commune Mbane dafa réunir le mercredi 5 août 2021 pour def benn protocole d'accord entre moom ak benn libanais bu ñu wax Rabi Faki pour ñu jox 1661,4 hectares pour benn projet bu nga xam ne daf ko bëgg a développer bu wax Swami Agri. waaw ñun nag vraiment ñuy gis ne lu ñu def loolu protocole d'accord boobu dafa nekk lu nga xam ne dafa def ñu naqadi te parce que suuf si moom suuf soosu ñu jox Faki amatu fa suuf parce que en 2010 suuf si duñ ko désaffecté woon joxaat ko population bi ndax suuf si Faki dafa toog ba mu ñu ko moyen ba léegi exploité woo ko woon ba en 2010 ñu réaffecté que donc tey suñuy toogee tey gis ne vraiment à l'approche des élections à quelques mois des élections conseil municipal bu Mbane ñëw toog di signer ay protocole d'accord di joxe 1600 hectares loolu de vraiment dafa nekk lu nga xam ne dafa metti te war na mobiliser képp ko nga xam ne yaa ngi dëkk si Mbane yaa ngi dëkk si Waalo mais aussi yaa ngi dëkk si Sénégal ndax tey foofu noonu 1600 hectares yooyu tey suñ ko joxee dana bëri ay dëkk yu bëri dana toxu mooy Koungheul mooy Mar Louguéré village yoo nekk yëpp dana tox wala vraiment seen espace dana xatte su toxoo village yooyu ay éleveurs ñoo fa dëkk ak ay sàmm ak ay baykat su fa toxoo ñooñu noonu duñu amati fu ñu sàmmee wala fu ñu bàyyee. Sidaati Sow doon wax ci turu ñu dëkkee ci Mbane bi nu jokkoo RFM ak mairie ba ca foofee di Mbane ñoom diggé nañu ci ay waxtu walay fan daal di addu ci moomeem bi rek boobu tolluwaay fanweer ak ñaar ci at ngi ñu daal liggéey Transplace di wéy di daw ci ginnaaw seen patron ba woon ngiri ndàmpaay ginnaaw bi nu miraasee kër ga ca 1989 juróom-ñaari téeméeri million ñu ne yu tegal fanweer ak juróom-ñaar la ñu warloo ak ñoom moo waral seen ak yëglu ba tey Pa Balla Gueye. ñu jàpp ne dañ leen a xoqatal daal di xawi seen sutura boobaak léegi def na fanweeri at ak ñaar ñii doon liggéey ca Transplace jamono ji nag mënatuñu ñu tolloon ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar jamono ji nag ñu ngi artu seen njiit la woon di Samir Bourgi. bu ko jaralee benn bakkanam boobu ñun jaral nañ 292 bakkan dootuñu ko may dara dans un délai de 15 jours incha allah rabi danañu bu fekkente ni affaire bi conflit bi amul issue heureuse maanaam que lijjantiwuñ ko semaine bu nekk. danañu organiser sitting buntu kër Samir Bourgi. mu ñëw daal di leen di jàppale si Guy Marius Sagna jàpp ne mbir mi ab scandale la goo xam ne kenn xamul lu mu doon. Samir Bourgi naka la mën a tëwee état du Sénégal xanaa xaalisu liggéeykat yi 737 millions yi président Macky Sall Samir Bourgi dana si ñamal xanaa yéen mii di war a àtte yéen mii justice war a teg loxo ci Samir Bourgi yéen àttekat yi Samir Bourgi daf leen ñamal ci 737 millions wu liggéeykat yi ñun waa Y'en a marre ñun waa SRAP suñu baat ca kaw fu liggéeykat yi jaar ñu jaar fa. waxtaan yeeg jéego yu bari yu ñu jéem taxul la ñu bëggoon jot seen xaalis daal di yomb Pape Niang jàpp ne doxalin la goo xam ne seen kilifa loolu la doon def ngir daal di tardeel décision de justice gi lay. bu la waxee négociation c'est tout simplement parce que xam nañu jekk nga ko mu nangu pour nga arrêter sa procédure gëmuñu loolu te duñ génn xaalis ci négociation maanaam ci seen teeyu bakkan. fanweeri at ak ñaar yoo xam ne ñu ngi topp ci koppar goo xam ne mu ngi toll ci juróom-ñaari téeméeri millions ak fanweer ak juróom-ñaar bañ tëjee seen entreprise bi ci atum 1989 ba léegi marché yeeg grève de la faim yi ñu amal daanaka saafarawul dara jamono ji nag li ñu gis mooy njiitu réew mi war naa jël seen dossier boobu saytu ko su ko defee ñu jot seen xaalis nu mu gën a gaawee. Pape Balla jërëjëf ñu waxtaanee wàllu wér-gu-yaram ak jàngoro ji di bu coronavirus ak njiital IRESSEF professeur Souleymane Mboup doon indi leeral ci li waral wàlle geeg gaawaay gi benn bokk na ca bii virus moo gën a soxor yëfi woon ci it diir ba muy nelaw saw yaram laata muy yëglu ñeenti fan kese la ñu déglu professeur Souleymane Mboup ak Abdou Diouf Junior. ñu ngi soog a comprendre yan mécanisme moo tax variant delta bi mën a def lii muy def d'abord voilà loolu dafa am mutation boo xam ni dafay tax mu mën a gën a gaaw a wàllaat infecté nit ñi mooy facteur numéro 1 bi facteur numéro 2 bi mooy su fekkee ni nekk na ci nit moom ni muy développé woo sa yaram dafay gën a gaaw par exemple moyenne bi ñu am mooy moyenne peut-être 6 jours pour variant yu njëkk yi mais moom en 4 jours rek ñu mën nañ ko commencer gis sa yaram beneen bi ci ëpp solo nag mooy li muy nekk sa yaram li muy produire moo ëpp 1602 fois charge virale am que variant yeneen yi c'est-à-dire que ni mu bëree sa yaram dafa bëri ba nga xam ni loolu tax muy gaaw a wàllaate parce que non seulement day gën a gaaw a feeñ sa yaram mais day gën a bëri sa yaram et loolu tax wàllaate bi gën a gaaw et ça c'est important ñu comprendre yan mooy mécanisme yi vraiment par rapport ak lu tax muy gaaw a wàllaate noonu. leeral yi professeur Souleymane Mboup waxtaan bi Abdou Diouf Diagne ko taataan du junior ñu koy gërëm Abdou Diouf
Diagne faree ca Tëngéej ak la ko wër jam ñaajook yeneen i gox Fatick la ñuy jàll wutali ak soxna Aminata Goudiaby waxtaane ba tey coronavirus ak diwaan ga ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar ñu ko fa amee jamono yi ñoo ne ci paju li ñu ci seetlu nag mooy wàññite ci wàllu li nga xamante ni mooy wàllaate ga fa woon macha allah association Sine Univers moom di wéyal ñaaxe gi ngir askan weeg moytu gi ña nga woon nga yoxeem ak caaxi njal gi Aminata Goudiaby. troisième vague Covid-19 bi nag Fatick bokk na ci région yi nga xam ni sonn nañ ci loolu daanaka bés bu nekk ay fukki cas la ñuy am ci biir région bi te nee ñu juróom-ñaari district sanitaire yi nekkee ci région bi yépp daanaka laal na leen moo tax association bi ñuy woowee Sine Univers Santé bëgg a wàññi wala sax ñu dakkal benn yoon wàllante bi moo tax nag ay fan a ngi nii ñuy wër communes yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci région bi ngir rek sensibiliser askan wi ci vaccination bi ndaxte daf ci am ñoo xam ni ba léegi nanguwuñ di ko def démb nag ñi ngi woon ci village bi ñuy woowee Marane féetee ci commune bu Thiaré Ndial gi Demba Gueye moom mooy président association Sine Univers Santé. daal ci vaccination bi nga xamante ne tey bëri na coow ñu ne nag occasion la aussi pour sensibiliser population yi sur ça parce que maladie mu ngi fi te ba fii ñu nekk nii gisaguñu benn solution lu dul mesure barrières yi ak vaccination bi comme loolu moo fi nekk nag il est important de sensibiliser nos parents parfois di nga gis koo xam ne dina la man vaccin bi du ma ko jël boo ko laajee sax du la tontu. ñoom nag laataa ñu ñëw foofee ca Thiaré Ndial gi ca Ngayo Xem la ñu njëkkee foofu nag leen fa dalaloon moom moo di administrateur général bu monument de la renaissance africaine te itam di conseiller municipal foofee ca commune Ngayo Xem Biram Barou Diouf nag di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite gox yeeg goxaan yi ak askan wi ñu gën a dugal seen loxo ci xeex bi ñuy xeex mbas mi. faw askan wi am xibaar yu wóor ci li nga xam ne moo soxal vaccin yi loolee rek mën a tax ñu dem ñàqu ji ndax vaccin yi am na fépp ba tax na ñun dañuy woy di leen ñaax waaye tamit di joxe ay masques. Sine Univers Santé nag ñoom dañoo profité woon ci caravane de sensibilisation boobu ñu doon amal ngir rek def ay consultation médicale gratuite am na itam ay nit ñoo xam ni dépisté nañ leen ci feebar bi di diabète Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata ba tey ci xibaaru suba seeg RFM wàllu politique bi la yoon ak lu ñeel docteur Babacar Diop ak mouvement FDS Guelwaar la mu bëggoon mooy soppar ñi ko parti politique waaye loolee amagu ci ndigalal ministère intérieur jëwriñ ji ko jiite ci boppam Antoine Félix Diome ndax mu ne moom Babacar Diop la mu koy sikkee mooy Guelwaar gi ci wàllu kon baat yaak tëralin yi te loolee dafay yóbboo ci mbiri waaso docteur Babacar Diop nag ne du ci am dina wéyal xeex bi ci wàllu yoon ak cour suprême naka noonu it jokkoo ak mboolum association droits de l'homme démb la ci doon janook taskatu xibaar yi ci teewaayu Mame Astou Kane ngir RFM. lu ëpp juróom benn weer a ngi nii jiital force démocratique du Sénégal les Guelwaar di daw ci ginnaaw reconnaissance récépissé parti politique am bii bu nu sukkandikoo ci docteur Babacar Diop waa ministère de l'intérieur dañoo bloqué dossier am bi ndax turu Guelwaar bi am ci parti politique am bii. nee nañ baatub Guelwaar mënta bokk ci parti bi ndax nee nañ dañ koy dakkantale waaso ci réew mi suñu constitution bi mayul parti politique mu taxawu mel ni ñu koy dakkantal ci waaso ñu jàpp ni argument boobu ñoom ñi ko wax xam nañ ni du dëgg. docteur Babacar Diop di dànkaafu jëwriñ ji yor wàllum biir réew mi di Antoine Félix Diome ne fas yéene wu indi benn coppite ci Guelwaar bi lee. ki nga xamante ni moo nekk ministère de l'intérieur tabax carrière am lépp ci complot li mu am lépp mu am ko ci complot boobu moom la ñu continuer tey jii ñu jéem a jàkkaarloo ak FDS ndax FDS commencé na leen a tiital Antoine Diome ndax xam ni FDS du dindi benn virgule bu gën a néew ci suñu dossier FDS Guelwaar moo nekk ci dossier boobu. njiital force démocratique du Sénégal fas yéene jël xeex bi yóbbu ko ci kanamu cour suprême. la bataille sera culturelle danañ ko xeex au plan intellectuel waaye xeex bi aussi xeexu politique la waaye aussi bataille judiciaire la waxtaan nañ ak suñuy avocat devant la chambre administrative de la cour suprême dinañ attaquer mesure boobu pour excès de pouvoir ndax teguwul ci dëgg teguwul ci maandu teguwul ci ni nga xamante ni noonu la suñu institution réew mi di doxee. mouvement M2D ci baatu Cheikh Tidiane Dièye moom mi ngi koy xamal rek ne bile xeex du ci wéet benn yoon ndax mouvement pour la défense de la démocratie dina taxaw tem ànd ak moom ba keroog waa ministère de l'intérieur di ko jox li nga xamante ni yoon moo ko may. sport geeg Hadj Youssouf Bodian Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Hayasan. basket bi ci góor ñeek wàllu tournoi international bu Ndakaar ak Sénégal bi dajale ndam. ñaareelu ndamam démb gaynde yi Rwanda la ñu daan 87-60 ni comme ni ñu ko defee contre Guinée ndaw Boniface Ndongi kon bi match bi di door ba muy jeex ñoom ñoo ko dominé Solo Thiam teewee na match bi ca Dakar Arena.
85 ci 65 digganteem ak Guinée 87 ci 60 digganteem ak Rwanda mu di ñaari ndam yoo xamante ni sélection A bu Sénégal am na ko ci tournoi gi bu ñu sukkandikoo nag ci benn ci pivot gaynde yi di Pape Malick Dime équipe bi saa su nekk day gën a wane xarañteefam. gis naa ne am nañ amélioration yu bëri bi ñu commencé ba tey daanaka ne benn weer a ngi nii ni ngi entraîné waaye ba tey bëri na affaire yu ñu war a liggéey donc gëm naa ne bés bu set dañuy gën a progresser rek ba yegg fu ñu jëm. lu ñeel ñetteelu jogante bi équipe nationale bi nar a amal digganteem ak sélection locale bu Sénégal lay doon bu ñu sukkandikoo ci kay tàggat gaynde yi nag équipe B bu Sénégal bile adversaire bu baax la waaye nag moom Boniface Ndong xamal ñu ne ci yoonu ndam gi ñu nekk bëgguñu cee wàcc. waaw donc équipe locale bi bu mu leen seetaanee contre Rwanda vraiment amoon naa ci bànneex parce que wane nañu opposition je pense que su leen Rwanda respecté bi woon démb donc gis nañu ko donc contre ñun Rwanda gën na joué tey donc maa ngi xaar que ñoom dinañ am motivation peut-être dañ ñoo bëgg a dóor mais duñu nangu ñu dóor suñu dóoree je pense que il faut ma génne seen équipe nationale puis jël leen non je pense que coach Parfait vraiment def na liggéey bu baax parce que bi ma leen di seetaan damaa ne mais naka équipe bu entraîné wul mën a joué xam nga dem nañ prolongation ak Guinée donc foog naa ne dinañ ñu dimbali daal ñu continuer manque xam naa dañu am ñoom aussi motivation donc lu baax la pour ñu. mu di nag jongante goo xamante ni ñëpp ñi ngi koy xaarandi niki alxamis ji ca Dakar Arena gannaaw jongante gi war a dox diggante Guinée ak Rwanda ñu fàttali sax ni équipe B bu Sénégal boobule moo daanoon Rwanda laata nag muy ñàkk digganteem ak Guinée ci prolongation yi. Soda Thiam ci kanam Rwanda kon Sénégal amoon na adversaire bu baax surtout ci wàllum technique moo taxit kii di Boniface Ndong di sélectionneur bi fetlu kon taxawaay ay joueur am ñu déglu ko ak Soda Thiam. li ma wax suñu joueurs yi mooy dañu bëggoon tey tane démb donc lu ñu defoon démb te motul woon ñu jéem ko mottali tey donc soo leen seetloo intensité bi gënoon a yokk donc dañu gënoon bëgg a daw aussi erreur yi ñu defoon démb comme par exemple ballon yi ñu kii perte de balle yi donc 18 wala 17 lañu amoon démb tey on est à 12 aussi rebond offensif 5 rek lañu jëloon démb donc tey on a pris 10. donc amélioration la voilà côté tir 3 points bon je sais que du ñu sànni tous les jours 56% donc objectif bi ma joxoon équipe mooy 35 mais wane na ne que li suñu daw bi ak déplacement ballon yi donc tax na peut-être que suñu tir yi gën a dugg que ni ñu war a dugg mais généralement daal match bu satisfaisant la pour man parce que li ñu def tey je pense que continuation li ñu def démb en plus opposition je pense Rwanda mu ëppoon doole opposition Guinée donc ñu continuer suñu lancé continuer manque. Boniface Ndong sélectionneur Sénégal moo daan démb kon Rwanda ci beneen match bi Guinée daan sélection B bu Sénégal 85-78. boobu tournoi international am Ndakaaru dañ koy wéyal tey ci ngoon. 15h30 Guinée Rwanda 18h équipe B bu Sénégal di jongante ak équipe A bi Sénégal nag su noppee samedi dina amal match xaritoo digganteem ak Guinée. nee nañu ci match boobule Gorgui Sy Dieng dina ci bokk moom mi demoon États-Unis ngir signé contrat bu bees kon ak clubam Rajasthan. wàllu football Youssouf ak Chelsea mi daal di gàddu li nga xamante ni mooy super coupe d'Europe. Blues yi ñoom kon yor Ligue des champions bi daan Villarreal mi yor Europa League ñaari équipe yi ginnaaw tir au but lañ leen atte 6-5 waa Chelsea kon ñoo gagné Kepa di gardien bu Espagne moom kon moo remplacé gardien bu Sénégal Edouard Mendy bi ay seconde rek desee laata temps bi di jeex mu daal di jàpp ñaari penalty tax kon waa Chelsea gagné bi match bi di jeex kon ak prolongation yi ku nekk benn but nga dugal sa morom Ziyech di doomu Maroc bi moo dugal but Chelsea Villarreal daal di égaliser ak kii di Moreno waaye passe décisive bi attaquant sénégalais bi di Boulaye Dia moom moo ko joxe benn talonnade kon la def ngir espagnol yi égaliser bi mooy ñaareelu trophée super coupe bu Chelsea ginnaaw bi ñu ko gagné 98 ñaareelu trophée tamit ren pour Edouard Mendy moom mi gagné woon Ligue des champions bi ak Chelsea. atum 2019 nag Sadio Mané moom it nii la defoon gagné li di Ligue des champions ak super coupe ak Liverpool. bi mu noppee moom moo jël sax ballon d'or africain kon Edouard Mendy moom am na fii ak janvier ngir gën a yokk ay poñom ngir gën a jege ballon d'or boobule. mu jeexalee ko ak coow li am fan yi yëpp maanaam Messi mi ñëw Paris Saint-Germain ni ki démb xam nañ ñaata lay fayeeku 41 millions d'euros maanaam 26 milliards de francs CFA lu ëpp tuuti ñaar fukk ak juróom-benn milliards ci francs CFA soo ko boolee ak prime de signature bi ak lépp Messi kon ci ñaari at yi 120 millions d'euros la ko Paris Saint-Germain di fay lu ëpp 78 milliards de francs CFA
xaalis bu bëri la soo ko comparé ak Neymar. mun fa fekk moom moo ëppoon salaire 35 millions. Mbappé 18 millions d'euros ba ñu bëri jàpp ne Mbappé moom it jamono ji. waa Real ñu ngi ko bëgg la ñuy xool ndax moom la lay décider ndax dina des wala dina dem ndax léegi gi li di PSG amoon na patron bu bees di Messi. waaye li ñu ko fay moom vraiment ëpp na. Youssouf da ngay jubbanti wax ji loolu du salaire loolu ëpp na salaire. toll na ay budget yenn institution yi ëpp ko sax quoi. en tout cas war nañu dem ak yow inscrire fu mel ni génération foot wala feneen commencé entraîner. waaw weesul. jërëjëf Youssouf. rajo askan wi. ñu koy jaajëfal Youssouf Bodian ànd ak Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu wax tey jii lu soxal littérature ak benn téere bu bees bu Khalifa Touré les archives de la vie noonu la ko dippee génn ci édition L'Harmattan Sénégal mu di nag benn essai littéraire boo xamante ne mu ngi jógee ci fukki at yoo xamante ne gëstu na ko ci àdduna bi ni muy doxee. waaw les archives de la vie téere la boo xam ne ci mbind lay wax ci mbind ak dundi doomu aadama yi lan moo lëkkale mbind ci boppam ci jëmmam ak dundi doomu aadama yi dundi doomu aadama yi fii ci réewum Sénégal ci Afrique ak ci àdduna bépp téere la boo xam ni day wax ci biir réew mi ak ci biti réew mi nit ñi ni ñuy dunde ci la téere bi di wax ci fànn yépp nag fànn boo xam ne rek yàlla dogal na ma xaw koo jekku ci sama kéemtalaay kàttan jéem naa ci wax nan la ko bind mënee dajalee ba def ko mbir moo xam ni fii ba téeméerat wala ñaar téeméerat wala lu ko ëpp sax maanaam dundi doomu aadama yi du réer ndax mbind lool mooy solo yi mbind nan lay fexee ba dundi doomu aadama yi seen aada ak seen xarala ak ci seen cosaan bañ a réer ak seeni jëf ba ci sax seeni yëg-yëg. téere boobule mooy bi njëkk ci ñetti téere yi mu war a génnee ci at mi auteur bi ne woon benn professeur de lettres di ñu expliquer itam lan moo waral doxalin bi. dama yàgg a bind daanaka ba may tuut tànk damay bind waaye fukki at yu mujj yi 2011 ba léegi li ëpp samay mbind yàlla dogal na ma yor ko maanaam ñàkkuma bind yi maa ngi ko yor yi ci ëpp ak yenn yi sax journaux yi ak site internet yi yu ci bëri publié woon nañ waaye ñu dem ba jëmmi jamono gis ni loolu boo ko bàyyi noonu ñàkk lay doon da ngay ñàkk say xalaat ñàkk say bind am ñu ciy dugg am ñu koy jël am na sax ñu koy jëfandikoo ñu xalaat ni loolu laaj nañu dajale ko càmbar ko xool lan moo lënkale mbind yooyu bañ ko lënkalee nag la ñu gis ni ñetti téere la jur loolu mooy les archives de la vie beneen bi mooy man dama yàgg yëg ni mbind dana tax dundi doomu aadama gën a ñoŋ loolu bokk na ci sabab yi nga xam ni moo tax ma bind parce que mbind mbir la moo xam ni kenn mënu ko faas boo ko bindee rek jeex na moomatoo ko. ci biir téere bi nag Khalifa Touré dina ci waxu société askan wi wàllu sport cinéma diine waaye itam ay fait d'actualité yeneen ñaari téere yi war na gën kaa yéex fi lekk ñeenti weer mbokk yi fi la ñu yem